jërë ngeen jëf suba ci njeextal at mi l'observateur nee na ñun njiitu réew mi Macky Sall dana def discours à la nation taxaw ci télévision nationale bi wax ak nation bi waaye ci kaw loolee yéenekaay bi mi ngi ñuy xibaar ay coppite yu ca waraam la mu daan def mu di def discours à la nation bu nuppi toftal ci conférence de presse toog fangaamu janok taskatu xabaar yi ngir di forom fàcce réew mi ak tolluwaay geeg la mu wax ci discours ba loolee du am ren Seydou Gueye ministre en charge communication présidence de la république di ko dëggal ci biir l'observateur bay leeral li waral coppite yi bokk na ci jamonoy élection yi ñu nekk bokk na it ci yéene joo xam ne njiitu réew mi Macky Sall am na ko ngir wax ak askan wi ginnaaw élection yi bu ñu ca yeggee moom président Macky Sall bëgg naa wax ci poste premier ministre bi mu war a dellu si ci réew mi wax ci mandaam bi ñuy jaaba jonge ka waxtaane ci réew mi wax it ci ndombal tànk li ñu ko dénk ci Union africaine wax ju mu wax démb moom président Macky Sall mi ngi ci xët mu njëkk Le Quotidien ci ndaje moo ñu doon def démb ci aéroport militaire Léopold Sédar Senghor jëmoon ci daloo roppalaan bu bees bu Air Sénégal fala sàkko moom Macky Sall ci kilifa yi jiite compagnie bi ñu góorgóorlu ci lijjanti rëq-rëq yi askanu Sénégal di jooy ci Air Sénégal waggar ci waxtu yi mu di ponctualité bi taxaw ci kaaraange gi ak it ci qualité de service yi roppalaan bu bees boobee ñu doon daloo démb Soleil national mi ngi ñuy xamal ne ab Airbus 220-300 la mooy juróom-ñeenteelu roppalaan bi Sénégal amee Airbus A220-300 boobee journal bi mi ngi ñuy wax ni mu mel ak ya ca nekk xamal nañu ne ñokoloko ba la ñu ko tuddee ku lakk mburu tuddub dëkk ci dëkk yi ñu rejeté woon liste yi coalition Yewwi Askan Wi te seeni borom demoon kalaame ji ko ci Cour suprême Source A mi ngi ñuy wax la ca Cour suprême wax ci ñaar fukki recours ak ñaar yi opposition bi déposé woon ñaar képp la ca Cour suprême validé ñaar fukk ya ca des yëpp dañu leen a invalidé ca Matam ak ci Ziguinchor rek la waaye Yewwi Askan Wi dégg wéew waaye fu fi dul foofee recours ca sën ba la mujj kii di Bougane Gueye Dany ak coalition di gëm sa bopp Source A nee nañu gëm ne élection locale yi ca mairie bu Ndakaaru bu ñu ca bokkee ci ay gént lay doon yéenekaay bi tënkal ñu situation bi ci xëta mu njëkk ci ñeenti baat mu di Antoine Diome 20 Yewwi 2 Tribune nañu Cour suprême invalidé na opposition bi journal La Mandat di laaj xëta mu njëkk ndax nguur gi nekkul ciy pexe ngir sànk opposition bi yàqal leen laata ñu yegg ci élection locale yi Walf Quotidien mel ne ko naan ñu opposition bi duñu ko nangu ne pare guñu ci seen xeex bi ci Cour suprême ga ñu demoon doon fa jooytu ak kalaami seen liste ñu invalidé Cour suprême invalidé na ca yu bari waaye taxul ñu riggal taxul ñu giifal nee nañu ca CEDEAO fa la ñu jëm lu jëm ci élection locale yi ñu jëm enquête dina kay xëy na ñaar ñu ca jëm mu di Soham El Wardini ak Barthélémy Dias ñoom ñaar ñëpp ay candidat la ñu ca mairie bu Ndakaaru portrait croisé le journal bi def ci ñoom ba wax ñu kenn ku nekk ci ñoom fa mu foore mbakki yu fay la Sénégal nee nañu sisir nañu ay kontam ubbil yéenekaay bi li ko waral moo di coow li am diggam ak borom kër yi ca cité mbakki yu fay ñu naan ko cité Touba Renaissance nekk ca Wakam Ouest Foire Libération xëy na di ñu xibaar jëyee ju fa am mu di seen nas ndaw suñu naan Fatima Fati moom la ñu ne moo dóor jëkkëram kuur ba mu jaare ca faatu moom ndaw si di Fatima Fati libé nee nañu bi mu defee la muy def ba noppi da ko weddi ca kanamu sandarma ba di leen wax ne ay bandi ñoo fi ñëw ci guddi gi doon ñu cambriolé ba doon xeex ak sama jëkkër ci lañ ko reyee gaaña xóotal enquête bi ci lay soog a nangoo ne moom ci jëmi boppam moo rey jëkkëram kuur la ko dóor ñaari yoon mu faatu waaye nee na légitime défense la libé nañu moom ak jëkkëram ji mu rey ñu naan ko Omar Gueye am nañu ñaari doom bari ay liste daal yoo xam ne dañ ko daal di rejeté ci ngir élection ñu tegmal élection locale yi ñu war a amal janvier 2022 ministère bu intérieur nag daanaka li mu bëggoon am na ko maanaam ci fukki recours yu ñu déposé woon juróom-ñett yi daal daanaka am na ci li mu bëggoon waaye nag bu dee liste yi nga xam ne opposition la woon dañ ko daal di rejeté daanaka yëpp la cour suprême daal di jël tegee nele ba tey nit ñi di woy di mer ba futu gannaaw li nga xam ne moom moo am foofu ca Pout Dagné ba ñu daal bañeen duñ fa daal di suul ab géwél ñi nag di ay communicateur traditionnel di ay géwél fi Sénégal nag di ko ñaawlu ba fu munti yem di nag ñaan yoon def liggéeyam na mu waree campagne njaayum gerte gi am na ay lënt ci bile campagne opérateur privé stockeur nag ak ñi di ay transporteurs yi nag ñoom dañoo daal di laaj nguur gi wala sax Sonacos fay leen seen juróomi milliards yi mu leen desel ki nag di ki jiite Air Sénégal di jéggal bu baax a baax ñiy faral di joytu di seen i client Ibrahima Kane ne dinañu gën a xoolal qualité service bi waaye tam njiit moom li mu bëgg mooy ña fay liggéeyee ca Air Sénégal fexe daal bay ñëw waxtu waaye tamit da respecté lépp luy kaaraange foofee ñaareelu pàcc xibaar yi tàggat ci am dañ ci ànd ak Abdou Diouf Junior yéene kay moo di Mouhamed Ndiaye ci technique bi Abdou ci am Yacine Pi moo fexe ci digital ba salaamaaleykum. dal leen jàmm ci rajo bi ngeen tàmmu RFM ñu waxtaane li nga xam moom ay contentieux maanaam di ay ñàkk déggoo laata élection yi di yegg si li ñu nag daal di rejeté ci ay liste ngir yooyu les élections yu war a am ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier bi ñu dëgmal Cour suprême nag joxe ñu ay verdictam ci ñaar fukki recours ak ñaar ñu fa déposé ci kaw tablam fukki recours la ñu daal di rejeté ministère bu intérieur nag daal dina am li mu bëggoon ci juróom-ñett yi maanaam ci fukki yi juróom-ñett yi ministère bu intérieur am na lim ci bëggoon ndax ñaari recours lañ ci dal di rejeté muy nag cas yi di Matam ak Ziguinchor
di nag ay recours yoo xam tamit bu dee ci parti yi nekk ca opposition bi daanaka yëpp la ñu dal di rejeté ñu wax bu desee ci liste yooyu nag nga xam ne dañ ko dal di ñàkk validé bokk na ca coalition Yewwi Askan Wi ca commune bu Pikine dina loo xam ne dafa indi mbettel foofee ca tête de liste ba buñ nag sukkandikoo ci kii di Magueye Seck ne dinañu amal tontu ci wàllu politique ñu déglu kii di Magueye Seck ak Ndongo Ka. ni ngeen ko yëgee rek vraiment ñun aussi noonu la xabaar bi excès si ñun agent judiciaire de l'État bi nga xamante ni état la war a défendre tey dafa défendre ay liste défendre contre benn liste muy Yewwi Askan Wi ñu jàpp ni rek ni kon loolu action politique la action politique nag réponse politique moo koy tontu ñun aussi ñoo ngi waxtaan ak suñu avocat mais si biir cadre coalition bi aussi ñi ngi waxtaan suñu biir pour xool ban action la ñuy taxawee ban boor la ñuy taxawee mais en tout cas tey rus nañu am nañu gàcce si nii nga xamante ni tey noonu la suñu réew di doxee kumba am ndey kumba amul ndey je pense que loolu mënul jëmale Sénégal kanam bu fekkee nag dafa am ñoo xamante ni ñoo am droit bokk si élection yi am ñeneen ñoo xamante ni di Sénégalais bon teint amuy droit bokk si élection yi vraiment kon xawma suñu dëkk bi fan la jëm. ca Richard Toll moom examen budget mairie ba foofu nag fa mu naroon mujjee neexul li ko nag waral mooy ñàkk convoqué ab conseil municipal ca mairie bi itam candidat ci élection yi ñu dégmal police daal moom mujjee ñëw ngir daal di calmer yëf yi moom du jànc ay leeral. li ñu mel xewul fenn lu dul si biir mairie bu Richard Toll gannaaw ba ñu bañee convoqué kii nga xam ni mooy Khalil Diop si vote budget bu année 2022 bi kii di conseiller bi léegi di Khalil Diop di wane maqaram. Je ne suis pas convoqué en tant que conseiller. Pourquoi lu tax convoqué ma kan moo déchargé sama convocation jóguma réunion kan moo ko déchargé du Khalil moo ko déchargé. moom mi léegi nga xam ni candidat la si mairie bu Richard Toll ñëw ak ay militants yoo xam ni kenn mënu leen téye dafa mujjee gedd salle délibération bu mairie bi. laata muy amal ab déclaration ci kanamu mairie bi. un conseiller kenn war la fay pour nga ñëw voter budget. par exemple jigéen ñu ci bëri dañ fi nekk par contrainte parce que ñoom boo leen waxee dañ ne ñun dañu war a fay. boo voter budget ñu fay la loolu moo tax ñu ñëw. yooyu laay déplorer. di wax ne conseil bi ñu voté tey man je demande au préfet une fois ñu voter budget bi préfet bu mu ko approuvé bu ko fi yàlla teg ëllëg kooku mu ànd ak moom budget moo xam lan lay dawalee budget pour 4 ans pour 5 ans. kii di maire bu Richard Toll di docteur Amadou Mame Diop di minimiser li ñu mel moom mi la sax mi nga xam ne ni priorité yi feneen la nekk loolee tax ba muy sàkku ci conseil yi ñu ànd ak dal. les relations humaines sont supérieures au-dessus de ça. bu ñu kenn dugal si lu nga xam ne ñun xamuñu ko. dunduñu ko dañu dundal Richard Toll waaye si jàmm si sutura bu ñu dem topp fitna. lii yàlla mooy joxe ki muy jox yàlla suñu borom teg na ko si loxo xam nga lan moo bon yéen tey jii da ngeen di siggi suñu borom jox nu suñu borom bañ ñu jox mën nga dox daagu si biir Richard Toll. lii di budget bu année 2022 bu commune bu Richard Toll daat nañu koy voté si unanimité mi ngi toll si $1 milliard ak ñaar téeméeri million sa suñuy koppar Mamadou Diagne fii si Richard Toll ngir rajo Futur Média. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu waxtaanee li nga xam ne métti nañu bare bari mooy li am foofee ca Pout Dagné bañ daal luñ fa suul ab géwél ñii nag di ay communicateur traditionnel fii ci Sénégal boole géwél yi nag ñoom li ñu bëgg mooy kilifa yi mim réew daal fexe ba jël seeni matuwaay li bañ fi amaat kii leen jiite di El Hadj Mansour Mbaye ñu teglu ko. lu ñaaw lu nga som am Sénégal ba du xamee Sénégal ba tey l'islam koddaade na ko église bi koddaade loolu ndax Sénégal xamuñu loolu Sénégal xamuñu affaire u askan Sénégal li du xam mooy ñun ñëpp doo bokk day doo bokk bay yéer gaag géwël baag tëgg baag soosa baag ñëpp noo bokk day ak baay noo bokk xew yi noo bokk jàkk yi noo bokk église yi noo bokk it fi xam ni su yàlla ñëwee fa lu yóbbu lii am man Mansour Mbaye day maa ngi koy sugu dégg ci biir Sénégal mun nag en tant que président du communicateur traditionnel du Sénégal noo koy ñaawlu cay woo ki xam ne mooy njiitu réew bi di président de la République mu jël ci mesure bu rëy ndax lii warul am ci Sénégal Sénégal lu baax rek la du xam Sénégal lu baax rek la duy def di ñaawlu lool ak tous les communicateurs traditionnels du Sénégal ak góor yi Sénégal yëpp Sénégalais yëpp ak Sénégalais yëpp noo ngi ñaawlu lii di jullit ba di catholique ba di yëpp rek. Elhadj Mansour wéyal lépp luy jëm ci wàllu wàccaay. démb fukk ak juróom-ñaar ci gaynde yu Sénégal ñoom ñoo nekkoon foofee ca Thiès ci tàggatu googu lii nga xam ne moo di ñaareel bi yoon ñu koy def foofee ca stade Lat Dior
préparateur physique bi di Teddy Pellerin moom li mu jàpp moo di maanaam ñu ngi ci anam yoo xam ne yu mucc ayib la daal ci wàllu wér-gi-yaram rawatina état de forme physique ci biir tanière bi ñu déglu ko. Ce matin, on a effectué une batterie de tests justement pour évaluer. tey bi ñu xëyee daanaka def nañ benn test pour xool fan la joueur yi toll bi ñu xëyee daanaka loolu la ñu defagum gannaaw bi ñu defee test bi ba noppi nag daanaka kenn ku ci nekk ñi ngi xool lan nga war a def ak lan it nga mën te loolu li ñu ko yombal mooy bi ñu defee test bi ba noppi xool nañ résultat yi ñu am maanaam ci li ñu jot a joué ak durée bi ñu ko defee it loolu moo ñu wan ni daal ku ci nekk li mu war a mën ak fi mu toll nii fan la joueur yi toll ci seen wàllu tàggat entraînement bi ñu def nag maanaam préparation bi ñu def fii ci Thiès jubluwuñ ci lenn lu dul xool kenn ku ci nekk lan lañ la war a sant bu bis ba wala lan nga man fi mu toll nii xool leen kenn ku ci nekk lan la man ak lu mu mënul te yaakaar naa ni bi ñu ko defee ba noppi am nañ ci it xel mu dal ci li ñu gis nii loolu nag bu ngeen gisee ñu def ko kenn ku ci nekk bokkul ak moromam fu mu nekk ñii ñu ngi ci yeneen club ni ñuy fubale bokkul temps bi ñuy fubal it bokkul def lu ni mel nag day tax ba ñu gën a xam daal kenn ku ci nekk lan nga mane bu baax a baax Gana moom xam naa ni dina ñëw ci nu mu gën a gaawee. mu ngoog Gana dina ñëw ci ni mu gën a gaawee ñi nga xam ne nag ñëw nañu waaye gaawaguñu lool moo di ki nga xam ne moo di Kalidou Koulibaly nga xam ne dafa nekk ci ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram dafa amoon blessure ak Ismaïla Sarr mi nga xam ne participation bokkam moom ci kan bi ba léegi leeragul Kalidou moom ñu ngi njort mu rafet ne war nañu ko mën a utiliser suñ sukkandikoo ci Teddy Pellerin dañ koy déglu. Actuellement on travaille avec Kalidou sur fi mu toll nii ñu ngi liggéey ak Kalidou Koulibaly mi nga xamante ni dafa jóge ci ay gaañu te daanaka noppi nañ li ci ëppoon def nañ ko ñu ngi liggéey ak moom bu baax a baax ngir mu gën a jotaat wérgu yaramam ba mën a dem ñëw bokk ci ñi nga xamante ni dinañu jëmmal kan bi te it loolu ñu ngi koy ànd ak staff médical bi ñoom it ñu ngi liggéey bu baax a baax ba Kalidou mën a ñëw bokk ci groupe bi IRM bi ñu mujjee def wax nañu ni Kalidou dina mën a ñëw bokk ci groupe bi loolu nag tax na ba ñi ngi liggéey nànk di jéem a xool naka la ñuy def ba mu mën a ñëw daanaka fi mu toll nii liggéey bi ñu ngi koy def ni mu waree ci lu jëm ci mbirum Ismaïla Sarr ñi ngi wax ak waa Watford ñoom it ñu ngi xamal ni daal Ismaïla dina ñëw nu mu gën a gaawee fekk si moroomam yi waxtaan nañ ak staff médical bi waxtaan ak waa Watford waxtaan tamit ak joueur bi te yaakaar naa ni waxtaan yi dina am fu mu mujj jarul nag daanaka ñuy jël ay risque ngir yàq carrière footballeur bi loolu duñu ko def moo tax ñi ngi waxtaan ak ñoom bu baax a baax te ñi ngi jortu ni dana ñëw ci nu mu gën a gaawee fekk si ay moroomam. Pour la sélection du Sénégal et forcément pour le club de Watford aussi. kaddu yooyu le Cheikh Anta Diop moom moo ko taataan foofee ca Thiès fa nga xam ne fa la équipe nationale bi di wéyal ab waajtaayam tey jii jëmale ko itam ci fan yi ñu jëm. des ba tey ci football waxtaan ñaar fukkeelu journée ba foofee ca Angleterre. ca Angleterre waaw foofee nga xam ne am na doomu Sénégal yoo xam ne bokk na ci fukk yi ñuy xaar ñëwaguñu wala bokk fukk ak li teg bokk ci ñoom kon Edouard Mendy bu Chelsea ñoom démb dañoo tembo ak ñi di waa Brighton donte sax Lukaku moom moo dugaloon bi bu njëkk bi ci 28e minute waaye kii di Danny Welbeck dafa mujjoon na égaliser loolee kon tax ba Chelsea ba léegi di des ca deuxième place ba waaye ñi di waa Manchester City yi jiitu ñoom daanaka roppi nañ leen bu baree bari. ndax ñoom jamono ji ëppale nañ leen ci ay poñ doo xam ne yegg na ci juróom-ñeenti poñ ci loolu nag ba léegi di wéy ndax Liverpool ñoom ñooy ñetteel ba 41 points la ñu am kon Chelsea juróom-ñetti poñ la ko ñii di waa Manchester City rawee ñoom ñoo jiitu dañoo daan démb waa Brentford 1-0. ñu waxtaanee leneen ba tey wàllu bëre gala bi nga xam ne war am fukki benn fan ci weeru janvier diggante Balla Gaye 2 ak Bombardier lépp dal luy kaaraange moom moo boole woon démb ngir ñu waxtaan ci. biñ ci waxtaanee ba noppi jàpp nañ ne dinañ soxla lu toll ci junniy policier ak i gendarme yoo xam ne daañu dem foofee ci arène nationale ngir wattu kaaraange mbër yi ak ñi ñu àndal waaye itam wattu kaaraange ñi nga xam ne ñooy ñëw foofee di seetaan. staff bu Gaston Production moom moo ko xamle doon waxtaan démb ak manager yu ñaari mbër yi ak CNG ak itam ñi ngànk wàllu kaaraange fii ci réew mi Ndongo Ka.
promoteur bi tëgg làmb ji dox ci diggante Bombardier ak Balla Gaye 2 di artu nag supporters yi nga xamante ni trouble rek moo leen tax a jóg. parce que làmb dañ koy bëgg a taxal loo xam ni taxalul ko sax dafa nekk réalité. violence bi dafa bari indiscipline bi bari te nag nit ñi mënuñu dëkk rek ci tëgg làmb mu durer presque ay 1 an 2 ans li ci gën a tuuti 3 mois def sa alal ba pare nag ñun la koy yàqal lu mu jaral yàqkat yi rek ñun danañu jaral ñu def lu ko raw pour lu ko defar. Gaston Mbengue ne le 1er janvier kaaraange gi des na ko gën a yokku ba tax képp ku ñëw nag ngir bëgg a troubler kenn du la bàyyi ak sa sago moo xam ci biir arène bi mbaa sax ci biti. soobee yàlla gendarmerie dana indi xaj yi danañu indi fas yi ñooy wër mbedd mi yëpp danañu nekk ci portail bi fi ñuy dagge bi suufu péage ba Serigne Dore dana fa taxaw pour tertu Bombardier Balla Gaye danañu ko tertu ñuy génn géejawaay ci bu takk ak leer yi déjà police rek indi na miir bu dee nag ci mbër yi nga xamante ni léeg-léeg seen doxalin day bokk nag ci liy yàq combat Gaston Mbengue ne faaw nag ñuy jël ay sanctions ci wàllu woowu mu bëgg nag waa CNG daal di jël seen i matuwaay. ñaari manager mbër yi ñu ngi fi woon dégg nañ leen wax lépp su neexee yàlla yonte bi képp ku ci déroger à la lettre lu la ci fekk nga xam ne moo lay fekk wax naa ko léegi président CNG de lutte nee naa ko il faut oser dans la vie fii la Alioune Sarr ak le CNG bi mu fi nekkaloon infligé tey jeune 3 ans ak 15 millions dagg ko ci xaalisam booba nga gis ay sàqe amatul ci làmb il faut oser mbër yi ñooy ñan mais taxaw di baale ay circulation di def loo xam ni ba ngay signé contrat nekkul ci contrat nga koy def ku ko fi def CNG bi mooy jël ay disposition Bombardier Balla Gaye 2 doon làmb joo xamante ni lu ëpp nag ci askan wi ñu ngi toog di ko xaar kii di promoteur bi ni ku yabu nag daal dee wuti sa billet ndax doonut làmb joo xamante ni da ngay toog sa kër yor sa commande jàpp sa télévision ngir mën koo seetaan en direct Ndonga Ka Pikine rajo Futur Média. Ndonga Ka moo ndar képp xibaaru tàggat yaram yi. jaajëf Abdou Diouf Junior. ak RFM kumpa jeex na. xibaar yi ñelaate dañ ci ànd ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ministre de la culture daal dina inauguré ni ki talaata ji weesu centre international d'art contemporain et de culture njiit ba di artiste bi di Kalidou Kassé mbébétam mooy fexe ba centre boobee nekk fu ñuy tàggat ay ndaw ci wàllu art plastique Serigne Saliou Seck fekkee na cérémonie d'inauguration bi. Kalidou Kassé moo nekk président groupe SIAC nekk centre international d'art contemporain et de culture mi ngi dellu si ci solo centre bi. ndax am na ñaar fukki at ci ginnaaw dañ doon inauguré atelier du Sahel mu doonoon beneen entité nekk atelier mais yemoon ci atelier mais tey nag dañu ubbi galerie boo xam ne dafa am caractère professionnel boo xam ne dafay accueillir des artistes yi nga xam ne dañuy jógee ci àdduna yëpp ubbi ko pour mun a joxe possibilité xale yi ñu am caabi yi nga xam ne mooy ubbi buntu art bi ci monde bi ba nga xam ne tey suñu demee feneen dañ mën a xam nan la ñu représenté woo nan la ñu doxee ci wàllu art bi parce que defe na suñu defee ñun 40 ans ci liggéey bi war nañ mën a léegi à la postérité loo xam ne ëllëg danañ xam ne fii suñu fi tegee seen tànk mën nañu def. Kalidou Kassé daal di ci yokku ne li mu bëgg ci centre bi moo di mu nekk ab université boo xam ne ñu seen xel màcc jëm ci wàllum art plastique ñoo fiy génnee. instrument traditionnel bi dañu bëgg xam curricula bi nga xam ne suñ ko taxawalee ba pare dinañ ko mën a jàngale ci université yi ndax tey am na suñu mbokk yoo xam ne ñu ngi jàngale ci université Europe mais ba léegi amaguñ ñu dem foofu tey suñ ñëwee di ko jàng fi dañu donc dokkale waat suñu cosaan waaye objectif bi du sax rem ci centre bi mooy ubbi loo xam ne dafay jëm ci wàllu université mais bac art plastique amul xale yi suñ ñëwee dañ fekk ne teg nañ fa ay jéego yoo xam ne dañ ci mën a teg seen tànk pour mën a continuer liggéey mu ñëwoon na